tey ñu dem ci benn coalition bu tudd beneen baat bu bees nag ak yeneen proposition la yu bees la yi nga xam ni bëgg nañu ànd dugal ko biir Sénégal ñi ngi liggéey depuis quelque temps ci ay projets yu bari foofu biir Sénégal man bi ma jógee dama jógoon delluwaat ci suma village au passage muy nuyu waa Kajoor yépp di nuyu waa Jatti spécialement di nuyu waa Kër Xaar li nga xam ni foofu la ñu tàmbali woon parce que suñu vision moo doon delluwaat ci mbay mi am nañu foofu suuf moo tax bi ñu doxee ba daje ku mel ni sëñ Dame Ndiaye ñoom sëñ Dame Ndiaye yor aussi benn projet bu tudd Mabale ñu xalaat diggante Lompul ba Jogo foofu am na ay suuf yu bari yi nga xam ne bu ñu ko jëlee et que chaque personne de la diaspora bu ñu tànnee 1 million de personnes yi nga xam ne ay sénégalais yu nekk ci diaspora bi lañu les sénégalais de l'extérieur bu ci kenn ku ci nekk du dugaloon 1 euro dina nekk 1 million d'euros par mois yi nga xam ni mën nañ ko dugal ci programme bu mel noonu nga xam ne dañuy bay suuf yooyu su ko defee produit yooyu ak société yooyu nga xam ne dinañ ko fa teg nga xam ne dina nekk ay société de transformation ba tax na sunu araw bi ñu mën ko paqueter sunu cere ji caakri bi mais aussi légumes yi ak fruits yooyu nga xam ne dinañ leen bay ci zone yooyu dinañ créer ay société de transport yi nga xam ni ñoom ñoo koy jëlee foofu indi ko mais aussi dañuy créer ay boutiques fii ci Europe yépp bu ko defee dinañ mën a écouler sunu marchandise donc toute la chaîne ñun ñoo koy contrôler bu keroog ci liggéey yu mel noonu ci programme yu mel noonu la ñuy woo toute la diaspora mais ci sunu xalaat parce que dañu wax ni dañuy liggéey ci ñetti axe ñun ci social rek la ñu mës a dox mais dañoo jékki-jékki ñu xalaat ne social boobu dem nañu kat ba day li ngay wax plafond de verre bi nga xam ni il faut que ñu dem au-delà looloo tax ñu dem ci wàllu politique parce que il faut que ñu assainir le pays dëkk boobu dafa bëri corruption ba tax na Sénégalais boo woo ci ay programme ne ko kaa ñu financer même bu doon 1 euro la Sénégal boobu da koy ragal a def parce que moom xalaat na ni saa yu dugalee si biir Sénégal 100 euros rek 100 euros yooyu maanaam 99 euros yi dootu ko gisaat ndax corruption bu bari bu nekk ci dëkk boobu corruption bi bari na fa ba tax na même boo demee da ngay wut extrait wala carte d'identité ñu ngi lay laaj benn xaalis bi nga xam ni dañ lay wax ne boo ko tegul ci table bi kayit yooyu dootoo ko am ba tax na confiance boobu nga xam ni Sénégalais de l'extérieur yi waroon nañ ko am ci seen dëkk ba suqatil ko amatuñ ko lépp lu ñuy def rek mooy chaque fin du mois nan la ñuy def bu mën a envoyer dund seen jaboot loolu nag tax na ñun ci suñu xalaat mooy ne dañoo téye rek sous perfusion tout un peuple loolu amul mucc donc mucc bi mën a am rek moom mooy programme yi nga xam ne war nañ ko mën a dugal biir Sénégal te ñun yëg-yëg bi ñu njëkk a am mooy programme mu mbay ak programme mu transformation de nos produits yi nga xam ne moom moo ñuy permettre ëllëg ñu mën a impulser suñu économie def fa benn impact bu positif bi nga xam ne dina créer de la richesse foofu ci biir réew ma bu demee ba établir confiance boobu bu demee bay dox ci programme yu mel noonu loolu levier la pour vers le développement pour le Sénégal je pense que ni difficile yomb na mais tamit yomb na parce que moyen yaa ngi fi yomb na parce que lépp jumtuwaay yépp yi nga xam ni maanaam war nañu mën a doxal programme boobu mi ngi fi li ci des rek mooy créer la confiance loolu moo tax nag parfois dafa difficile parce que ñii ñu jiite muy politiciens yi muy ñii nga xam ne tamit suñu ay noon lañu bëgguñu suñu réew dem dañuy noot depuis trop longtemps li ñu gën a def ci suñu esprit mooy nan lu ñu mën a def ba nga xam ne nit yi kat dootuñu amati benn gëm-gëm ci seen bopp nan la ñuy def ba nga xam ne loolu ñu tuddee l'espoir nga xam ne espoir boobu moo war a bâtir une nation espoir boobu la ñu fexe ba rey ba tax ne nit yi gëmatuñu ne mën nañ ci mën a génn ñàkk gëm-gëm boobu ñu am seen bopp donc li ñu rey ci avec l'homme d'ici batu askan bi ñooy teewal askan bi maa laahi ñu gën ko xam ci Cizo te di ngi fas yéene siisu fas yéene Cizo
lu ñu taxaw askan bi yeewu ñu taxaw leen. mooy képp kuy ñëw di wax ak ñoom rek da leen di nax ba tax na ñoom bëgguñu dugg ci dara dañuy waxtaan ak peuple bi ñu bari dañuy wax ak ay Sénégalais fii yu bari mais Sénégal yëpp dañuy wax dëgg yàlla ñun dem nañu ba amatuñu benn gëm-gëm ci dëkk boobu war nañ ko mën a defar ñoom ñëpp dañoo commencé toog di téye seen loxo mais bu demee noonu rey nañu leen li nga xam ni moom moo ëpp doole ci nit moom mooy pas-pas ñun nag beneen baat bu bees loolu la leen bëgg a indilaat dañu bëgg dellu si waat ne leen déedéet bu ñu rey espoir boobu en vous il ne faut pas que ces rêves yi nga xam ne toute une jeunesse daf ko war a am tout un peuple daf ko war a am bu leen ko ñàkk bu leen ñàkk gëm seen bopp bu leen ko ñàkk bu leen ñàkk gëm seen bopp parce que c'est possible ñu changer réew boobu c'est pas uniquement dans la chanson la ñu war a mën a réussir c'est pas uniquement dans le football wala le sport en général la ñu war a mën a réussir damay gis xale yi espoir bi ñuy def ci football bi di jóg di takk seeni dàll yeewu le matin di daw yi parce que dañ ko gëm parce que foofu rek la ñu xalaat ne boobu mooy bunt mais non il y a d'autres portes aussi il y a d'autres perspectives yi nga xam ne loolu waruñu ko rey ci benn peuple bu mu war a mën ci doon beneen baat bu bees nag foofu lay bëgg a dellu si waat ak yéen beneen baat bu bees dafa bëgg a indiwaat espoir boobu ci yéen indiwaat gëm-gëm boobu ci yéen indiwaat ay programme yu taxaw yi nga xam ne buñ ci àndee rek incha allah dinañu génne suñu réew ci ndóol bii mu nekk yeneen toute d'autres considérations maanaam xasante bi jéem a waxante lu bon jéem a defante lu bon non déedéet ñun taxawuñu ci loolu taxawuñu rek di aussi diagnostiquer taxawuñu rek di leen wax ni lii baaxul non loolu ñëpp def nañ ko loolu Sénégal yëpp ràññat la na donc dañu dellu si waat ak benn programme dañu dellu si waat ak yëg-yëg bi nga xam ne bëgg nañ ko ànd ak yéen ñëpp pour ñu liggéey suñu réew jógee leen ci nax yi ñu leen di nax c'est pas que ni élection bu jotee rek nit yi dañoo war a ñëw wax leen ay wax wala sànni leen ay miettes yi nga xam ne sax seen alal la non da ngeen di jógee ci loolu déglu leen bu baax li leen chaque personne di wax te li ma leen di wax rek effectivement ñëpp la yàlla sang benn mbalaanu sutura et wax ji bëri na tellement que ni peut-être du ngeen distinguer ñi leen di wax dëgg ak ñi leen di nax mais nag n'ayez pas peur d'essayer n'ayez pas peur du renouveau n'ayez pas peur de l'innovation ñi fa nekkoon ñëpp gis nga leen xam ngeen leen bu baax et joxoon ngeen leen seen baat et gis ngeen fan leen di mujjee ak ñoom donc déglu leen ñeneen ñi nga xam ne mosoo leen dégg ñi nga xam ne politique lu seen wàll man de personnellement maa ngi suma liggéey fii en France ñi ma àndal di liggéey aussi ci programme yi yépp wax dëgg yàlla dama leen di dégg ci ay liggéey la ñu toll donc ñooñu je pense aussi war ngeen jóg jox leen benn chance pour voir su dee doxaluñu lu ñu war a doxal bu ëllëgee rek ngeen tegg leen fi mais le combat doit continuer te combat boobu la ñu xamante woon ak yéen loolu lu mës a xam ci Sénégal donc continuer leen loolu di leen sant di leen gërëm delluwaat rek di waxanteeg suma mbokku Kajoor yi vraiment di leen remercier yéen maa ngi jot directement information yu maa ngi gis liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy def soulever Kajoor bañkat ngeen woon nag da ngeen mës di bañ continuer leen ci chemin boobu bu leen mukk accepter ñu leen di noot te ñu ngi noot suñu suuf soosu yëpp di ko jox ñeneen waaye AMD fa ñëw trouver ay zircon wala d'autres choses commencer di débarrasser wu ci yéen di leen yóbbu feneen bu leen d'accord ñu nangu seen ay suuf ba pare téye leen fa comme ay jaam kooku seeni maam dañ ko mës a bañ dañoo mës a tuur seen deret ngir loolu donc yéen it bañ leen loolu bañ leen ko même dans la pauvreté mais nanu ànd solidaire bu ñu ko defee rek suñu dëkk dina dem fu sori incha allahu rabbi déglu rek di leen remercier yéen ñëpp ñu ngi dégg ñu ngi jot information yi ñu ngi dégg liggéey bi ngeen nekk foofu ñu ngi leen ciy sant di leen ci gërëm dellu tamit di jaale famille yooyu yëpp ñuy dégg ne am na fa ay dee yu fa am bëgguñu indexer kenn parce que non policiers aussi parfois dañoo nekk ci ay conditions yu difficiles waruñu mën a indexer ñoom ñëpp parce que ñoom it ñoom ñooy les forces yi nga xam ni ñoom ñoo tax parfois calme di fa am bien que am na ay brebis galeuses ci ñoom am na ay nit yi nga xam ni tekkiwuñu dara mais du corps bi yëpp la ñu war a téye di ko xalaat parce que ay jeunes ci nekk aussi ñoom it ay victimes lañu plus que autre chose dellu aussi di wax xale yi nañuy jéem a am plus de discipline ci ay match parce que sécurité bi déjà amul ci stade yooyu ñuy construire
sécurité bi amul ci niñ koy defaree sécurité bi amul ci ñu koy defar donc nañuy moytu lépp li nga xam ne indiscipline la ci ay sport parce que bu keroogee rek ñoom ñoo ciy dee te seeni waajur ñoom ñooy ñàkk mais ñi ngi jaale waajur yooyu yëpp di saluer waat toute la jeunesse delluwaat rek ne leen sport fo la jéem leen ci fo mais ànd leen ci ak discipline respecter leen seeni adversaires dellu di wax aussi les autorités muy surtout les forces de police da ngeen fa toog pour aar la population parfois jarul ñu jël ay lacrymogènes di sànni ci ay xale wala jékki-jékki rek di dóor policier am na nen ni nga xam ni dafa war a taxawee xam naa ni parfois avec difficulté ngeen di liggéey am na ci ñenn ñi nga xam ne doxaluñu ñu lu ñu war a doxal effectivement mais nag dans votre majorité xam naa ne ay fonctionnaires yu bëgg seen liggéey ngeen et puis yu taxaw seen liggéey donc kenn du jël tout un corps di ko xalaat noonu ñu ngi saluer au moins ak difficulté yi ngeen ànd parfois yi ngeen àndal parfois ci seen liggéey mais di leen wax ne rek gën leen ànd ak seen sang-froid parce que même peuple ngeen et ces jeunesse là moo ki yéen a bokk sax parfois ay quartier dëkkandoo ensemble donc restez leen rek des républicains restez leen de vrais patriotes yi nga xam ne moom lañ leen mës a xamale dellu di leen sant di leen gërëm di baalu ci yéen àq di leen baal àq bëgguñu di génne tout le temps ay comment on appelle tout le temps taxaw di leen balancer ay choses bu ngeen gisee temps yëpp defuñu ay vidéo c'est parce que tamit ñu ngi liggéey ci terrain bi dem directement à la rencontre des Sénégalais pour discuter ñoom avec ñoom ci en profondeur ci programme yi ñuy teg de temps en temps nag dina leen defal benn vidéo waxtaan ak yéen pour Sénégal le maximum de Sénégalais mën ci jot suñu dëkk la ñu bëgg a tabax foofu kër bàyyi la kenn ku ci nekk da nga war a yëkkati loo am wala loo mën wala ay ñaan ñu àndandoo construire un Sénégal plus prospère am nañu possibilité def ko am nañu yaakaar boobu ak yëg-yëg boobu ensemble je pense que ni on doit pouvoir le faire dellu rek di leen sant di leen gërëm di leen baalu àq te di leen baal àq di sàkku ci yéen ñaan dellu di sàkkuwaat bu baax ci yéen ñaan parce que bu ngeen ko ñaanee rek yéen ñëpp ngeen am conscience boobu que ni Sénégal war na mën a dem Sénégal dina dem asalaamaaleykum wa rahmatullah